jërëjëf mbokk yi di ànd ak télévision nationale bu Sénégal jotaay bi min ngeen ko jotaayu leeral dañu jàpp lépp loo xam ni question d'intérêt national lu mën a njëriñ Sénégal ci jotaay bi lañ koy waxtaanee ci kàttanu sunu borom tey ji ñu fas yéene waxtaanee méccam tasum xibaar yaatal ko contenu bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci sunu télévision ci sunuy rajo ci sunu presse écrite ak lépp loo xam ne aju na ca ci kàttanu sunu borom daañu ko waxtaanee tey ji ci émission leeral. loolu waral ñu fii dalal ñoo xam ni yàgg nañu ci métier bi ak ñoo xam ni xëj na yàgguñu ci waaye ña nga ca ak ñoo xam ni ay syndicat lañu lépp ci waxtaan wi rawatina nag ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi mbébét dugg ci métier bi ñooñu ay ndongo lañu moo xam ISIC la moo xam ISEC la moo xam CESTI la. ci waxtaan wi nag ki ñu ci njëkk dalal Mamadou Baldé wuyoo di ko xam ni yàgg na ci métier bi def ci lu rëy ci réewu Sénégal nekkoon directeur télévision nationale Mamadou Baldé ci plateau bi. ñu toftal ci Mamadou Omar Ndiaye moom itam ràññee nañ ko ci paysage médiatique bu Sénégal moom mooy directeur de publication bu Témoin. SYNPICS di syndicat boo xam ni képp kuy taskatu xibaar ci Sénégal moo lay yiir Ali Fall. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay ndaw di ay reporter am nañu kuréel El Hadj Thierno Dramé moo ko jiite. mbokk yi waxtaan waa ngi noonu gunge ñu ci waxtaan wi wax naa leen ko ca njalbeen ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ci ay lekkoolu tàggatu ñuy profité nag di leen ciy gërëm moo xam ndaw yu jógee ca CESTI la mën ngeen tàccu seen bopp su leen neexee ñu jógee ca ISIC sama ginnaaw ak ñu jógee ca ISEC ñoom ñëpp di ñu gunge ci waxtaan wi laata ñuy def lenn nag baax na ñu xool li ñu naan contenu maanaam la nga xam ne moom moo nekk ci sunu biiru liggéey ñun ñi nga xam ne ñooy tas xibaar la nga xam ne moom la ñuy proposé Sénégalais yi lan la loolu laa bëgg ñu ubbee waxtaan wi dañu yebal sunu ndaw Ibrahima Pabi Diédhiou mu xoolal ñu contenu des médias jamono ji. doxalin télévision yi yéenekaay yi wala bokk rajo yi ci wàllum programme ak seen liggéey nekkul lu neex taskat xibaar yu jiitu ci métier bi. Yves Jacques Sow nekkoon ci RTS gis ni télé léegi daanaka animation ak lamb rek moo ci gën a fës. On a beaucoup plus d'animateurs que disons de vrais journalistes. animation ak xumbute yi am léegi gis nañu ne ñu ëpp doole fuuf li nga xam ne moo di tasoom xibaar ci rajo ak télévision yi musique bi bare na lamb ji bare na loolu télé nag yaakaar naa li liñ ci gën a wane mooy li nga xam ne day amal njëriñ nit ñi lu mel ni wàllu koom ak wàllu mbay mi RTS nag mi ngi góorgóorlu bu baax maa ngi leen di jaajëfal gis naa chaîne régionale yi nga xam ni sos nañ ko xëy na du ñàkk daañu def itam liggéey bu am solo ci fànn yooyu nga xam ne wax naa ko ràññee naa itam ne animateurs yi léeg-léeg dañuy bàyyi seen liggéey di def liggéeyu taskatu xibaar te loolu gënul ku nekk daal war na yem ci li nga xam ne mooy sa liggéey. gis-gis Yves Jacques Sow bi taskat xibaar yi mi maasel ñoom tamit noonu la ñu ko gisee Momar Seni Ndiaye nekkoon taskat xibaar ci yéenekaay bii di Le Soleil di ñaawlu programme yi léegi. boo nekk ak sa njaboot. di xool rajo yi di xool télévision yi wala ngay déglu rajo yi da ngay dem ba sax sa xol dafay jeex ndax li ñuy gis ci télévision yi ci yenn télévision yi wax dëgg neex yàlla def télévision yoo xam ni làmb fecc ak musique rek moo ci am waaw programme yëpp ci loolu rek la tënku amul programme yoo xam nit ki di nga ci mën a jàng dara maanaam ci sa wàllu yar ci sa wàllu teggin ci sa wàllu xam-xam ci sa wàllu dundin. ci wàllu journaliste yi bind bari nañ ci ñoo xam ne lu ñu bind tamit sori na lool ak lu am. mën naa ne bés bu yàlla sàkk man damay xool benn ndax yàgg naa ci dama xoolee journaux yi rek damay jàpp sama bopp ni ma ko waxee am nañu fi bés bu ñu ne jabaru borom dëkk bi dafa mucc loolu biñ ko seetee du woon benn dëgg journalistes yi ñoom seen bopp gëstu wuñ ko xool li ci am ak li ci amul ñi nga xam ne ñooy seen njiit tamit ñoom jéemuñu sax gëstu mbir moomu seet lan moo ciy dëgg lu mu ci dëgg dañuy bàyyi rek ñu génn ko di ci kaf di ci ree di ci caaxaane li ma gën a metti ci journaux yi di ciy génn ci biir Sénégal mooy dañuy fekk lu am fayda ñu ñàkkal ko fayda lu ñàkk fayda ñu jox ko dayoo. ci seen gis-gis concurrence bi ak ñàkkum formation bi bokk na ci lu ko waral. journalistes yi nga xam ne ñooñu féete mag tuuti wala ñu gën ñu féete ndaw tuuti sax ñooñu dañuy dem ba di leen rëccu ndax niñ daan liggéeyee xarañ biñ ci àndaloon ak sago biñ ci àndaloon loolu moo amatul léegi
ci rajo yi tamit foofu daanaka lu bëri des na. Mbaye Sidi Mbaye nekkoon rédacteur en chef ci rajo Sénégal gis ni war nañ amal ay émissions yu bëri yu war a njëriñ askan wi. li ëpp solo ci rajo émission la du taxaw di wax man dama gis rajo yi dañu bavard de trop dañu bari wax te wax yi soo dégloo sur 10 heures d'édition il y a peut-être 2 heures utiles 8 heures fecc loolu nit yi weesu nañ ko léegi on est au 21e siècle parce que médias yi dafa bari il y a les journaux il y a les radios il y a les télévisions mais il y a internet te site internet dafa bari. naam ñaawlu nañ yeneen doxalin télé yi yéenekaay yi wala bokk rajo yi terewul rafetlu nañ liggéey yeneen taskat xibaar waaye ñu ngi ñaax média yi ñu gën a góorgóorlu gën a bàyyi xel bu baax ci lu ñu siiwal. Ibrahima Pabi Diédhiou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax monsieur Ball ñu ngi lay dalal jàmm di tàmbali rek ak média yi ndax yow tey ak at yi nga def ci métier bi li nga gis ñu la koy servir ngoon gu jot bis bu jot ndax doy na la. Merci Thierno merci ci question bi merci tamit ci invitation bi d'abord dire que je suis très content que tey ma nekk ci plateau bi ci bi position yaakaar naa ñi fi toog ak expérience bi ñu am ak xalaat bu baax bi ñu am ci média yi dana tax ba téléspectateurs yi ñuy déglu man ci jëlee dara pour revenir à cette question li nga xam ne fii mu nekk moom la ñuy gis en tout cas pour télévision yi nga xamante ni mooy métier bi ma gën a xam yaakaar naa ni mënoon nañu def leneen lu ko gën ndax télévision dafa nekk loo xam ne am na njariñ trop ci développement am na njariñ trop ci liggéeyu askan bu nekk am na askan yoo xam ne liggéey nañu ba sori nañu koy jëfandikoo warul tey mel ni askan yu mel ni suñu yos yoo xam ne am na yaakaar buñ ci def am na njàng loo xam moo xam ni war na cee jaaree parce que boo ko dee seetlu tey télévision mu ngi ci famille bu nekk foo mën di dem ci Sénégal di nga fa fekk télévision benn poste télévision boo xam ne waroon na am beneen njariñ bu dul li ñu ciy def tey. waaw monsieur Ball tey jii dañu gis ne Sénégal nekkatul benn télé rek na ma woon RTS rek nekkatu fii am na ay télé yu bëri yu ci yokku est-ce que jàpp nga ni quantité boobu ànd na qualité. quantité bi àndul ak qualité mais la ko waral mooy niñ ci duggee ba ñu demee ba bëgg yeneen télévision am na beneen charte beneen façon bu ñu ko waroon defee boo xamante ni autorités yi dañu ñoom ñooy xalaatal seen bopp ni war nañoo am ñaareelu télévision lii lañ ci bëgg nii lañu bëgg mu demee nii lañ cay wane nii la ñu bëgg nii la ñu bëgg mu nekk def benn cahier de charge lu ñuy tuddee cahier de charge ni képp koo xam ne bëgg nga def télévision ñaareelu télévision dina am ci réew mi lii lañ ci bëgg nangam lii ngay def nangam lii ngay def nangam lii ngay joxe ku ca concours la nag koo xam ni bëgg nga koo def nga dugg ci loolu ku ko gañe da ngay topp charte yañ la wax def ca télévision ba lañ la wax bu ñu demee ba ca kanam ñu ni ñetteelu télévision de réew mi soxla na ko parce que am na problème ay programme yoo xam ne war nañ koo développer ca gisaguñu ko war na am programme yu jëm ci nord bi mooy Fuuta wala muy Casamance wala feneen ak feneen ñu ni bëgg nañ télévision bu wax ci loolu bu liggéey ci loolu télévision dafa war a nekk outil de développement télévision du caagante ni rek damay xool la tubaab yay def ma toppandoo leen ca toppandoo doo mën a def la ñuy def ndax amoo doole ja ñu am lii ñu waroon def bu ñu yoree suñuy télévision defe ko ni ñu ko defee yaa ma neex am ba ñëpp am télévision ci loo xamante ni jaaduwul bu boobaa dañuy xam ne luñ ci fekk ñoo ko teg suñu bopp ca xam ne bu ñu ko defee woon ni mu war a defewu ñun suñu bopp outil boobu outil de développement boobu nga xam ne téye nañu ko dinañu fexe ba fépp fu mu àgg ci Sénégal ku koy xool am njariñ loo ci jël même bu dee émission musique sax da nga ca jële njariñ parce que njariñ mooy jëme suñu réew ca kanam du xëy suba di fecc ba ngoon du xëy suba di kaf ba ngoon du xëy suba di seetaani film ba ngoon du xëy suba tamit ñu di la ne defal lii pour gagner xaalis defal lii pour dafa yomb distraction war na am fépp mais tubaab yi nga xamante ni ñoom la ñuy toppandoo seeni dëkk dañ ko liggéey boo xam ni bu ñu wàccee temps boobu ñuy gagner dañu koy jël pour
distraire noppalu ci leneen seen niveau de développement àgg na fa terewul ba tey am nañu émission yoo xam ne da leen di jariñ télévision outil de développement la war a nekk moom la ko état bi waroon a def waruñu woon a d'accord waruñu woon a nangu lu la neex nga teg ko ci lu la neex nga def ko ci lu la neex nga dugal ko ci ak na nga ko cay dugale pour contenu yooyu ñuy wax danañ ci waxaat xam naa ni contenu yooyu dafa am njëg ca njëg googu kenn boolewu ko ci ka ñuy jox télévision ba lañ koy laaj. d'accord jërëjëf monsieur Bal ma dem ci Mamadou Omar Ndiaye directeur de publication bu Témoin di ancien tey jii ak recul tuuti ngay xool li la say rajo li la say télé li la sa presse écrite ndax ci nga nekk di servir ban lecture nga ci am ndax ngay liiree sunu presse. du ku nekk moo ko mën a jiite du ma wax sax ñi si liggéey déedéet mën nga am journaliste boo xam ne débutant la mën nga am reporter boo xam ne mosul bind sax ci biir journal mais bu ñëwee nga jël ko jàngal ko nan la ñuy binde won ko reportage nan lay demee ci terrain nan la war a couvrir benn manifestation wala ñu jox ko benn information mu war ko saytu war ko gëstu nga won ko ban yoon lay jaar ba def recoupement yi war bu ñëwee bu bindee yow nga jël lu mu bind lépp lu si dëng nga jubanti ko defaraat ko corrige ko ba mu baax nga titre ko nga génne ko mais kooku encadrement la laaj rédaction mën na am ay équipe reporter yu bëri yoo xam ne kenn mosu si jàng journalisme mais da ngay ñëw ñu former la sur le tas parce que ñaari yoon moo am pour jàng journalisme mën nga dem ci école de journalisme bu mel ni CESTI bu mel ni ISIC wala bu mel ni ISEC ñu jàngal la am na ay professeurs yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci mbirum journalisme ñu jàngal la boo génnee nga ñëw nga def sa stage ñu encadré la nga commencé liggéey mais am na tamit beneen buntu boo xam ne xëy na mosoo jàng journalisme mais nga ñëw ci rédaction daal di ne kat man mosuma jàng journalisme wante dama bëgg a jàng ñu teg la ci yoon di la encadré maanaam lépp loo def lu dëng ñu jubanti ko di la woon yoon di la jàngal ba boo fa defee xëy na juróomi at yow tamit kii nga xam ne école de journalisme ba la génnee maanaam dootu la yóbbulati dara loolu moom mooy kii bi mais bu fekkee ne tey da ngay ñëw rek daal di génn daal di ñëw ci benn rédaction taxawaalu fa ñaari at bindoo fa sax lu nit ki xam nga jékki-jékki rek daal di ne beddeeku naa damay ubbi sama journal mais journal boobu yow mii nga xam ne motoloo sax amagoo sax expérience pour nekk un bon reporter nga ne yow da ngay diriger journal xam nga journal boobu mënul jaar yoon parce que yow ci sa bopp motoo sax reporter or même convention bi sax convention bu njëkk bi dafa ne même journaliste bi nga xam ne dafa génnee école bu génnee ñaari at yu njëkk yu muy def dañ koy considérer comme reporter stagiaire balaa ñu koy titulariser yow defoo ñaari at sax donc même bu fekkoon ne sa stage sax motagul nga ni directeur de publication nga te convention bu njëkk ba balaa ngay def directeur de publication il faut au moins nga def fukki at wala fukki at ak juróom de pratique nga doog a mën a jiite journal koo xam ne nag mosul def sax 2 ans nga ne da ngay jiite journal donc encadrement bi doo am waa ji ci boppam formation motul mënul jiite mënul am journal bu baax loolu mooy suñu problème te am na ay rédaction yoo xam ne ki si gën a yàgg ci métier bi deful sax juróomi at bëgg nag encadré am ay reporter donc kooku forcément day feeñ ci kii li ma wax tamit c'est valable dans les rajo yi tamit c'est la même chose parce que encadrement mooy lu am solo ñi nga xam ne dañuy yàgg ci métier bi boo demee tey ay Europe ay États-Unis yu kenn xamul boo ñëwee ñi nga xam ne les chefs de desk waxuma la sax rédacteur en chef wala directeur de la rédaction mais les chefs de desk c'est des vétérans de la presse ba nga xam ne lépp loo indi boo ñëwee indi ko waa ji bu ko xoolee bu bind tout de suite dina xam lii nga bind kat jaar na yoon wala jaarul yoon man li may def ak sama journaliste reporter bu demee ñëw daal di bind yenn saa yi dina juum ci turu ki mu interview wala ci turu ki mu rencontré wala ci titre kooku wala kooku jaar-jaaram wala keeg yooyu mais su ma ko liiree rek xam naa ne lii mu kii du dëgg wala juum na si immédiatement ma rectifier ko parce que xam naa ko yàgg naa si et cetera mais kooku il faut expérience malheureusement dañu ñëw joxe comme ni ko Baal waxee dañu ñëw joxe ay télévision sans ñu ànd ci cahier des charges presse écrite bi dañu multiplier les titres alors que l'effort de formation adéquat bi nga xam ne moom la waroon àndu si bu njëkk ba ñun ba ñuy jàng CESTI planification moo amoon su ñuy def concours bi ministère de la communication day laaj RTS ne leen fii ak ñetti at ñaata reporter ngeen di soxla RTS ne leen soxla naa ci télévision bi pour télévision bi ñaar soxla naa pour rajo bi ñett ñu ne muy juróom ñu ne Soleil ñaata nga soxla Soleil ne soxla naa ñaar ñu ne juróom ñaar APS ñaata nga soxla APS ne benn muy juróom-ñett ñu def concours jël juróom-ñett su ñu génnee ñu tasaare leen ñu dem ñoom ñëpp a doon liggéey
mais ñu dem jamono di dox ba nga xam ne léegi presse écrite bi ñu créé yeneen journaux mais yeneen journaux yooyu CESTI formé lu leen ay cadres parce que CESTI uniquement structure gouvernementale yi da doon formel léegi mais heureusement ñun lu ñu mayoon chance par exemple ñun ñi nga xam ne ñun ñoo doon ay pionniers journal bu mel ni Takkusaan bi ko maître Abdoulaye Wade créé en 1983 li ko mayoon chance mooy ñu mel ni man ak ñoom Pathé Mbodj ak ñeneen dañu beddee koo Soleil daal di ñëw former rédaction bi donc ñun déjà amoon nañu expérience bi dayeeg juste bu am benn promotion CESTI bu doon doog a génn ñetti ci ñoom muy Mademba Ndiaye mi nekk tey Banque mondiale muy Tidiane Kassé ak Abdourahmane Camara ñu génn juste seen promotion génn ñu ne ñoom sax chance la comme ça dootuñu liggéey te ci benn structure gouvernementale ñu ñëw dooleeku ci ñun ñu former rédaction bi bañ demee ba nga xam ne Takkusaan tëj na ñoom Tidiane Kassé kii Sidi Lamine récupérer leen ñu formé ossature Walfadjri noonu la mbir mi rawee Sud Quotidien bañ koy créé ñoom Babacar Touré dem si yàlla Ibrahima Fall ak ñoom Sidi Gaye ñoo fa jógee formé ko donc équipe yooyu tamit amoon na ossature ak encadrement mais tey li fi am malheureusement mooy encadrement amatul formation amatul da ngay ubbi sa télé amoo benn professionnel bu ko animé nga daal di woo say mbokk nga daal di woo say dëkkandoo daal di ñëw daal di leen ne kaay ma defar leen ay journaliste jox leen micro ñuy wax guddeeg bëccëg di wax yu yenuwul maanaa xamuñu ñoom ci seen bopp gënuñu xam ñi nga xam ne ñoom la ñu war a jàngal alors que journaliste y a d'abord avant tout une mission d'information. Même animation soo ko jàngul mais loo jàngul mënoo ko tari. voilà loo doonul taalibeem doo doon sëriñam doo doon sëriñam. Ali Fall yaa yor kaddu SYNPICS ressources humaines bi yéen a koy yóbbu ci média yi est-ce que tey jàpp ngeen ni yéen ñi ngeen jabootee am nañu li war ci jumtukaay wax nañ fi léegi waxu formation wax nañ fi léegi waxu tàggatu même boo deful école de journalisme wala école de communication mënta doon est-ce que tey yéen ñi ngeen jabootee am nañu li war ngir mun a relever défi yi leen médias yi di laaj ci wàllu contenu par exemple. waaw Thierno maa ngi lay gërëm d'abord ci invitation bi di nuyu sunu doyen yi donc ma jàkkaarlool nuyu sama camarade Thierno je crois que question bi ni nga ko posé d'abord damay répondre fii sunu doyen Mamadou daanele xam nga loo jàngul doo ko tari loolu d'abord c'est clair tey boo xoolee environnement médiatique bi au Sénégal ñun yàgg nañ attirer l'attention ça fait des années ñi ngi koy wax ñi ngi naan attention parce que multiplication des titres yi ni ñu ko waxee ak ni ñu libéraliser secteur audiovisuel ñëpp ñëw ku nekk ñëw mën a créer sa télévision tout simplement parce que am nga ku la ci jàppale yeneen ñu ngi doon attirer attention bi nan xool bu baax a baax ñan ñooy liggéey ci entreprise de presse yi ñun ñoo gën a xam ne lii fi am tey wax nañ ko neexul kenn ñun neexulu c'est pas parce que da ngay ubbi sa entreprise de presse yor plus de 100 employés wala 50 employés peut-être que le nombre les gens verront que ne yow da ngay ñëw pour investir mais da nga am mission boo xam ne nii elle est différente des autres missions du benn te loolu presse ku ko xam-xam ne dafa nekk lu sensible dans un État surtout dans une jeune démocratie comme le Sénégal tey li am bis bu nekk muy ñun ñi ci nekk ak ñeneen wax nañ ko ku xëy d'abord di nga fi fekk plus de 22 ou bien 23 titres par jour il faut voir ñuy bind journaux yi ñu nekk ci rajo yi dans les télévisions wax bi benn lay doon muy ancien ku nekk nouveau aussi dans le milieu xam na ni lii fi am lii ñuy gis bis bu ne jëmul kër te ñun on a toujours promu la formation parce que ñun gëm nañ ne formation journaliste mënoo am koo xam ne nii formé woo ko nga bëgg li nga soxla en matière de traitement de l'information et ce qui s'ensuit nga bëgg mu jox la ko loolu mënul nekk ba tax na médiocrité bi ñuy wax entre guillemets dans le milieu il faut oser le dire médiocrité boobu neexul kenn doyen wax na ko léegi il a raison mais fii ngay gis ay directeurs de publication yoo xamante ni defuñu sax 2 ans d'expérience dans les rédactions am na fi alors que am na instrument boo xamante ne wala jumtuwaay boo xam ne ñuy wax code de la presse par exemple loolu nekk na loo xam ne lijjanti na ko ba pare
parce que mënoo tëb rek salaamaaleykum nga nekk directeur de publication te li mu wax dëgg la tey yenn réew yi boo fa demee nga xool seen rédacteur en chef wala rek chef de desk comme ni mu ko waxee mais yow da nga naan yow kon yow defoo journalisme c'est pas possible mais fii ngay ñëw Sénégal gis ñoo xamante ni fi ñu jaar rek boo ko xamee da ngay xam ne kii jàngul jàng bi tax ñuy wax tey ñu ne la mooy directeur de publication tel journal mais kooku est-ce que war nga xalaat ne war na mun a am rédaction bu normal mënul am rédaction bu normal te ni mu nekkee ci presse écrite bi noonu la nekkee ci rajo yi noonu la nekkee également dans les télévisions donc qualité ressources humaines yi tax ñuy wax franchement malgré école de formation yi ni mu fi commencé bari loo xam ne aussi ñu ngi koy sant ñu ngi koy rafetlu mais qualité bi am bi nu soxla amagul dans les rédactions qualité bi xëy na nag bu demee ba ci kanam dina changer avec les nouvelles dispositions yoo xam ne ni prévoir nañ ko dans le code de la presse bis bu ñu ko appliquer dina changer lu bari parce que ñun loolu lañ bëgg changer milieu bi radicalement te loolu pour ñu changer ko dafay am ci loo xam ne nii war nañ ci mën a jëfandiku pour changer ko mais tant que amaguñu ci li ñu jëfandiku lu mel ni code de la presse mais dañuy nekk di yuuxu rek ak di indi ñëw bis bu nekk di indi ñëw mais rien ne changera donc il faut ñu am loo xamante ni ci lay mën a jëfandiku pour changer li nga xamante ni war nañ ko changer parce que lii ñu gis nii jëmul kër télévision yi ni ñu ko waxee rajo yi presse écrite bis bu nekk nga gis lu la yéem ci organes yi te loolu nekk na loo xamante ni war nañ ci jóg pour changer ko. d'accord li ñu gis jëmul kër El Hadj Thierno Dramé yow yaa jiite ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci métier bi convention des jeunes reporters du Sénégal li nga dégg Mamadou Bal wax ko Mamadou Omar Ndiaye wax ko Ali Fall Synpics wax ko du leen tiital yéen ndaw ñi. ñun dañu tiit ba pare de toute façon parce que quand même li ñu wax li doyen yi wax ak aar yëpp c'est la réalité dafa fekk loo xamante ni lu am la parce que boo xool convention des jeunes reporters li tax mu exister en fait pour répondre ci question yooyu la parce que ñun li ñu tax a jóg mooy formation bi ci naka parce que tey entreprise boo dugg di nga fekk des jeunes reporters yoo xam ne jaaruñu ci benn école da ngay ñëw peut-être ci privé bi lañ koy gën a gis parce que am na ku bi entreprise am defoo dara nga dem université cartouché wala feneen nga ne xaar ma dugg ci métier bi comme apparemment métier la boo xamante ni issue de dernier recours la boo nee ba amatoo loo def rek nga ne xaar nga ñëw dugg ci donc ñu lay fay 50 000 100 000 parfois moins nga accepté mais boo amul li ñuy wax sànq loo jàngul doo ko tari parce que métier la boo xamante ni du rek mën nga aligner je tu il war nga ko mën a def dafa am code mais presque c'est le seul métier boo xamante ne nii n'importe qui mën na si jógee yow mën nga imaginer tey nga toog sa kër defar dara nga ne xaar nga dem l'hôpital ut koo faj mënul nekk mën nga gis nga toog sa kër amoo leen loo def nga xëy na xaar ma dem cabinet avocat bi xool ku ma régler le problème am justice c'est pas possible mais fii malheureusement loolu moo am mais man la question que je me pose mooy à qui la faute parce que jeune reporter du recruter boppam jeune reporter mënul xëy ubbi entreprise am moo xam presse écrite la wala rajo wala télé sax xalaatuñ ko ndax moyens yi mu laaj mais donc ñan ñoo war a régler problème boobu à la base parce que je pense que ku nekk am na ci part de responsabilité aussi bien reporter yi directeur de publication yi parce que je me dis nit boo bëggee réussir ci dara il faut se donner les moyens de réussir te fii le premier pas mooy nga dem jàngi xëy na am diplôme taxul nga doon journaliste bu talentueux parce que diplôme présomption de compétence la mais mën nga am sa diplôme te doo am expertise bi parce que au bout du compte différence bi foofu la expertise mooy liggéey bi ni nga koy defee xarañ bi ñu ci àndal règle ndax yaa ngi koy respecté et cetera donc jeunes yi am nañ seen part de responsabilité mais patron de presse yi yore seen entreprise di recruter en grande majorité en grande partie ñoom ñoo ci ëpp responsabilité mais tamit l'État parce que monsieur Bal wax na ko sànq l'État moo war a tëral ay chartes yoo xamante ne nii ku bëgg entreprise da nga ci war a tegu parce que xëy rek yore sa ay millions ànd ak benn homme politique boo xamante ni féete na nguur gi nga dem gis ko mu am fu mu jaar ak yow ñu jox la sa fréquence nga toog sa télé lu nekk nga def ci wala sa rajo lu ne neex nga wax ci mais attends parce que métier télé am na portée boo xamante ne nii sur le plan social dañu yaakaar ni day defar mais li muy yàq mopp li muy defar surtout télé ni ñu koy defee au Sénégal parce que da ngay seetaan mbir yoo xam ne man li ma jàng école boo feeñee ci télé dafa mel ni nga fëgg buntu kër jàmbur ñu ubbil la nga dugg mais booy dugg kër jàmbur war na am noo mel war na am nooy indaale war na am nooy toogee mais fii da ngay gis ay programme yoo xamante ne nii borom kër gi du ko seetaan ak njabootam xalaatu ko et pourtant day bàyyi njabootam seetaan ko
xam nga loolu tamit dañuy wax mais ñii seetaan ak ñiy jënd wala ñi déglu am nañ ci seen part de responsabilité mais mbir mi tiit bi ngay wax ñun tiit nañu parce que man dama yaakaar ni li ñu def ñun en réalité dañuy exercer métier boo xamante ni mesuré wuñu portée bi mu am ci tous les plans nag li mu mën a yàq li mu mën a defar et pourtant loolu ku ci jàng ñi ay étudiants ñoo ñu wër li moo xam nañ ko ci école yi nga nekk dañ la koy jàngal xibaar bi nga yore balaa nga koy joxe est-ce que segg nga ko est-ce que xool nga ni boo ko jàllalee ndax dina yàq wala dina defar ainsi de suite donc mu doon ay questions yu bëri yoo xamante ne ni je pense que ku nekk am na ci part de responsabilité mais pour man la en grande partie état bi ak patron de presse yi la état bi bu tëralee ay chartes yu wóor yu tegu parce que du question de démocratie la que on est un pays boo xam ne dañuy démocratie la presse est libre que les gens doivent faire n'importe quoi mënul nekk parce que loolu boobaa dootul nekk démocratie anarchie lay doon te anarchie moom yàq rek man mosuma gis fu am anarchie defaru yàq rek. balaa may dem ci étudiants yi tëj chapitre contenu bi damay ñëwaat tuuti ci monsieur Bal ñu bëri bu ñu waxee presse wax média wax télévision journaliste la ñuy xalaat te am na ñu nekk ci ginnaaw xëj na sax ñu ëpp solo journaliste bi xëj émission leeral boo koy seetaan man ngay gis waaye lu mot ñaar fukki nit wala lu mot fanweeri nit ñu ngi sama ginnaaw est-ce que ñooñu tam bu ñu leen tàggatul wala ñooñu tam bu ñu amul xarañte ba ca war contenu bi dina mën a baax. merci Thierno merci parce que léegi Mamadou Omar wax na affaire formation bi tout à l'heure aussi maa ngi déglu Thierno merci ni nga waxee noonu rek la amee mais dafa am lu am solo loo xam ne waruñu ko bàyyi gannaaw tamit mooy bu dente ni presse écrite bi da nga naan journaliste ni rajo bi tamit journaliste ci li ci ëpp télévision bi ñu fay liggéey ci li ci ëpp du ñu ay journaliste ci contenu yooyu ñuy wax ñi koy defar ñu nga ca gannaaw kenn du leen gis boo gisee benn journaliste ci télévision bi fukk wala fukk ak juróom a nga ca gannaaw di liggéey comme nii ñu def ni actuellement ci kenn du leen teg bët ay métier la yoo xam ne dafa laaj formation contenu bu baax mooy émission bu baax mënoo koo defar ci amoo technicien ya koy defar ca nii télévision amee nii Sénégal nga xam ne amul ci benn réew ci réew yi ci kaw réew tubaab yi lay wax réew yi nga xam ne développé nañu même États-Unis bi libéral mënoo yeewu bis ni damay créer télévision mënoo yeewu France ni dama bëgg télévision nañ ma jox ma def télévision ak loo bari xaalis mënoo ko am gouvernement bi moo naan soxla naa télévision béréb sàngam wala naa soxla naa temps télévision bu ñu war a def nangam sàngam nga dem bokk ca concours ba gañe ko jël ko te bu boobaa ña ngay liggéeyal dañuy ca charte lay bokk dañuy am formation d'abord mais fii ci Sénégal gis ngeen ko yéen ñëpp formation bi techniciens yi taxu ko demee noonu école amu fi woon presque ñu ci bari comme ñu mel ni ñun dañoo amoon chance su gagné ay bourse France dem France jàngi fa suñuy métier laay wax ku ci mel ni doyen Mbaye Sy di gis nañ ko léegi ba ñuy jàng man ak moom ak Bordeaux gouvernement français moo ñu mayoon bourse ñu dem jàngi technique de communication université Bordeaux jóge fa ñeneen ak ñeneen dem INA jàngi dellu siwaat mais tubaab yooyu dañu dem ba bàyyi formation yu gudd yooyu ñaari at nga di ko jàng benn métier ni léegi na Sénégal na africains yi jël seen formation bopp amul benn pays africain bu financé formation boobu université branche yëpp nga fa ba ci journalisme CESTI mais dem former ji ay techniciens yoo xamante ñu xarañ lañu xalaat xel mosu ko xalaat ba nga xam ne bu télévision yi bees yi ñëwee ña fay liggéey day nekk ñoo xam ni dañ leen di former sur le tas comme on dit ba nga xam ne programme yi ñuy defar contenu yi du ko taxa demee noonu ñay wax ña nga xamante ni ñooy téye micro bay wax ña nga xam ne ñoom la ñuy gis muy animateur ba muy journaliste ba moo ci ëpp chance parce que dina am formation mais ña ca des duñ ko am ndax ñaar bu ñu joxee télévision day ànd ak yàkkamti ba mooy ki nga xam ne moom télévision ba bu xisee ba jënd matériel ba teg ni samay caméra ngi nii samay montage a ngi nii wut ay technicien am ni leen jàngale leen ma nu ñu mën a defee ñu ko mën a téye génn na ca parce que contenu ba xelam demu ci woon te la naan waaw léegi nag ban façon émission la ñu war a def ca loolu waroon a jiitu waaw ñaata lay jar sax ca loolu waroon a jiitu na man kat li ma jënd dafa cher ba pare nga naan ma damay joxeti xaalis pour defar émission waaw ma ne jëleel matériel bi ca defaril ma ay émission xaalis bi ma ci dugal damaa bëgg mu dellu siwaat ca xaalis boobu balaa dellu siwaat nga defari émission ca émission dafa am njëg
contenu dafa am coût ci nga defar ko ci nga jënd ko dafa am coût te loolu nag lañ dul bàyyi xel te coût booba moo gën a cher matériel ba fuuf moo gën a cher formation ba fuuf télévision da nga koy dugal xaalis te ñun suñuy réew comme ni ma ko waxee tout à l'heure dañu waroon a am obligation ni fii kat bala ñoo fo dañuy liggéey te télévision bi comme mu ngi ci kër ku nekk comme ni ko Thierno Dramé waxee léegi kër ku nekk dinañ fa dugg bu ñu fa dee dugg nañ fa dugg ak am njàngale ba nga xam ni état bi sax moom ci boppam waroon na cee dugal loxoom ni programme sàngam yi kat laa bëgg ngeen joxal ma ko Sénégalais yi ndax man maa leen waroon a éduquer bu ma ko mënul dem fépp yéen ñi yor télévision yi cay dugg fu nekk dana leen dimbali ba ngeen mën a former ña toog seen biir kër mais jox leen lu ñu mën a jëfandikoo ca bàyyi leen a jox loo xam ne dañ ciy café rek. jërëjëf monsieur Bal léegi damay dem ci public bi wax naa leen sànq ni ñi ñuy gunge ci émission bi dañu wéttali mooy ay étudiants ak étudiantes yoo xam ne ñu nga bawoo ci école de formation yi Fatou Oulay Sambou étudiante la ca ISEC ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. di kontaan tey yaa ngi lire journal di déglu rajo di seetaan télé